daw leen gaaw ndax ku yéex ñàkk Siobati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam siège anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyaux ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko. képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siobati votre quincaillerie de référence. jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax te leen ziare ñoo ngi fi foire bi tey lay tëj nag Khadim Ndiaye nekkoon fi nekk ci ki nga xamante ne moom mooy patron Pape Abdou Fall dénk ko sécurité bi boobaag léegi nag yaakaar naa ne bu foire bi mu tijjee ba léegi mu ngi fi di daan dooleem ñu ñëw fii fekk ko fi waxtaan ak moom ci combat bi nga xamante ne am na démb mu ngemboon mbër ande ko mu qualifié numéro 2 mu bëre ak Ada Fass ñàkk combat bi moo tax gisoo Khadim kanam gi instant bi dem na gën naa dem loolu lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yëpp su ko defee nga décortiquer ñu combat bi ban erreur la qualifié def avenir qualifié ak avenir Ada Fass. waaw jërëjëf Lamine ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant sëñ Mountakha Khadimu Rasul Mbacke Balla yàlla na fi yàgg te wér Mbacke ndax dundam gi am na solo lool Mbacke Balla si yàlla na fi yàgg lool Mbacke te wér loo dund doyul di nuyu suñu buntu ci sëñ Touba muy sëñ Maodo Habib Mbacke xalifa Daaru Rahman di nuyu sëñ Bass Abdou Khader porte parole di nuyu njabootu sëñ Abdoulahi borom dër bi yëpp yàlla na yàlla yokk leeram taasu ci barkeem sëñ Cheikh Mbacke yàlla na yàlla yokk leeram taasu ci barkeem Mbacke Balla si di nuyu Pape Abdou Fall mi nga xamante ni tey mooy sama patron ñu nekk fii ci foire bi di liggéey sama ma yoroon sécurité bi muy Touba sécurité et service ñu yoroon sécurité bi di nuyu Pape Abdou Fall xam nga di ko ñaanal yàlla muy taalibe Cheikh na Saad Ba yàlla na ko yàlla taxaw muy nit ku mën ko muy nit ku jàmbaare fakk tëdd jiite fiara bi wax dëgg yàlla def ci liggéey bi mucc ayib Pape Abdou ngàcce ngalaama di nuyu as ndaw ndukumaan yàlla na ko yàlla may wér maam booy jaawoo yàlla na la yàlla may wér waaw di nuyu doomu père ba bi muy xale bu ndaw Habib Ba xaw ma nan Mansour. da ngay jaay Mansour Mansour. non Mansour di ko nuyu di ko ñaanal yàlla. war nga Mansour temps nag. non dama xam ne xale la te mi ngi def lu baax te dama xam monde lamb ku fi dugg waaw ku fi dugg di def yenn yi rek dañ lay géem a galgal mais ku ko galgal di nga ma galgalaale waaw ndax day ñëw pour dimbale xale yi man dama bëgg promoteur yi di yokk di ñëw di def comme ni Mansour di def. bu ñamee ku mel ni Mansour nag mu def lii mu def ñu ne déetawaay mu décroché Papa Sow Siteu ñu ne déetawaay France Sokh kooku am na ambition ndax bëgguma xale yi chômé xale yi bu ñu chômé rek mooy indi yenn yi kon Mansour barke Serigne Touba Mbacké yàlla na la yàlla taxaw. jërëjëf loolu am na solo démb nga ngemb benn mbër andi ko muy qualifié de Bass sa doom andi woon confiance avant le combat ba ci jour bi nga ñëwee stade démb da nga firi. xaw ma expérience la xaw ma da nga ko gis mu liggéey boo xamante ne dalaloon na sa xel mais bëri na démb digganteem ak Ada Fass nan nga gisee combat dama bëgg nga ñëwoon ma ci biir combat bi. waaw Lamine di wax ni dañuy féliciter Ada Fass encourager Bass ndax tamit ay sport waaw ndax tamit Bass ak lu mën a xew tamit Lamine ay sportif lañ ndax ñun ñëpp suñu njaboot lañ suma sañoon démb ndam li caaru géej lay fanaan yi mais yàlla jaam ak pexeem yàlla ak dogalam mais Bass démérité wul xëy na erreur tuuti am na ci biir combat bi ndax Bass ku ko gis xam ni entraîné liggéey na xam nga entraîné liggéey na man li ma xaw a Bass ak expérience bi mu am ci lamb ak li ñu ko conseillé Ada Fass waru ko yóbbu ci langam gis nga Ada Fass da doon éri Bass ba ci langam mu boole ko fa lay xew fa la xewee loolu laa xam ni Bass expérience boobu Ada Fass xalaatu mu ne woon sax am na expérience boobu quoi. loolu mooy erreur fatale bi. waaw erreur fatale bi ba pare encore bi ñu dawee xeex Bass xeex bi daf ko doon saxal ndax gan gi xeexam baaxul amul garde boo seetee bi lamb jeexee di nga gis ni Ada Fass gaañu na kon nga xam ni am na jël nay coup loolu nag la waroon Bass continuer ba mu sonn mu jàpp ko daan mais bi mu jàppoo Bass dafa ëñ rek def plaqué boo dee seet ëñ boo ko defee ku oyof sax yow ku diis ki boo ko defee ku oyof ëñ rek. daw plaqué rek su mënee bëri rek day bloqué sa épaule rek dóor la mbot te bu la dóoree mbot pour nga génn ci problème la te mbot mi mbotu genre colol la xam nga erreur boobu Bass dina xam na ko
après loolu dinañ ci liggéeyaat di xam ni Bass c'est un grand champion. bi mu ko dëbbee sol noonu lan la ko waroon. non bi mu dëbbee sol dafa waroon wàcce loxo bi jàpp ngemb li man d'accord mu dëbb sol rek ëñ xam nga tey heureusement Bass fi mu taxaw sax la ko da ko ëññee fi mu taxaw la wàcc pour bëgg ko plaqué mais tey su fekkoon ni Bass tey da ko ëñ dawale ko foofu lay gën a méttee. su ko dàqoon. waaw foofu lay gën a méttee ndax Ada Fass technicien la xale la waaye tamit technicien la ndam li yàlla na ko jig xam nga ndam li yàlla na ko jig di wax ni ñun xale yi ñoo leen jaboote mais di wax ni Bass démérité wul de liñ ko war a defal yëpp def nañ ko bisu defet nag du bisu victoire de il faut que ñu delloo si xel yi xam ni metti na trop ku ñëwoon caaro démb da nga naan ab dëjë fi am ñëpp ndax ñëpp génn caaro géej gépp génn maire yeeg paa yeeg ñëpp ñaanal ko mais nag lii amaana moo gën ci ñun kon ñu ngi encouragé Bass di féliciter Ada Fass ndam li yàlla na ko jik di wax ni waa Fass tamit nañ ko gën a jàppale champion la ndax démb ni mu bëree champion rek moo koy bëree. côté stratégie daal Bass dafa raté li nga xamante ne moom mooy stratégie. stratégie waaw ndax gis nga Ada da koy topp Bass day diree ko di ko topp Ada Fass iri ko ba ci langam boole ko ci côté saako yi Bass li mu mënoon am foofu rek mooy ñu xeex gi jéggi saako yi Bass li mu waroon def nag da ko waroon indiwaat ci géew bi loolu rek erreur boobu Bass loolu la waroon def bàyyi ko ci langam indiwaat ko ci géew bi su ko indiwaatee ci géew bi xuus nag wàcc toog ci tànkam ne xeex ak moom. xeex yéen da ngeen ko xeexloo woon. man dama ne ko wàccal toog ci say tànk xeex ak moom benn loxo lu mu yàgg-yàgg dina jébbalu si mais Bass bi mu dawee jël Ada Fass amul arrêt sax dafa ëñ rek wàcc te loolu boo ko defee ndaanaanu bërekat ba wàccee foofu mbot rek moo fay am moo tax mbot bi ko Ada Fass tàndee Bass ratewul waaw. Ada Fass nan nga ko gisee moom ci làmb. non franchement wax dëgg yàlla ñun soxoruñu ay jullit lañ ñun ñëpp ñoo leen jaboote Ada Fass c'est un grand champion wax dëgg yàlla bu ko gis démb ni Bass mobilisé Ada Fass mobilisé ko ak Ada Fass xel bi mu bëree di nga xam ni kii jar na bàyyi xel xam nga ndam li nag yàlla na ko jig ndax ñun ay sportif lañ xam nga ay sportif lañ bëggoon nañ combat bi trop boo xoolee ñëpp a ñëw ñoom Siteu ñoom ñëpp a ñëw ñu xam nga wàllam si ñëpp a ñëw kenn waa Caaroy gi kenn desul mais wax dëgg yàlla nga xool Ada Fass ñi ko ëmb sax champion yi nekk ci côté Bass sax nekkul ci côté am mais ak ni mu bëree ak Ada Fass sortie yi muy def ñu bàyyi xel xale bi xam ni tamit am na ñu nekk ci ginnaawam te xale bi buñ ko jàppale mën na doon avenir ëllëg comme ni ñu jàppalee ñoom Bass ñoom ñëpp suñu njaboot lañ yàlla leen yàlla defal jàmm te gis nga démb bëri nañ kenn damul siège kenn sànnantewul xeer kenn xaañantewul li mooy fair play gis nga ñun biñ ñu daanee dañoo jël suñu poulain rek dem yóbbu te nag xar li ñuy wax ni jàmbaar dawul dafa wuti doole Bass nañ ko bàyyi xel de buñ juum na nii rek de mais Bass ci ñiy téye làmb ji ëllëg ci lay bokk. Ada Fass kan nga gis ne adversaire am la pour le moment. Ada Fass fi mu ne nii am na encadrement làmb mën na ko boole ku ne. mais yow kan nga gis non Khadim Ndiaye yéen mënu leen a nekk ci làmb def li ngeen def ci làmb bi ngeen di bëri booy judduwut suñu leen laajee tamit ngeen bëgg fi di daw de gauche à droite yow magum làmb nga xam nga ci làmb loo xamante ne ñi ko xam bariwul léegi yow war nga mën a tey yow yaa mieux placé pour wax ci làmb loo xamante ne kenn mënu ko dindi kan nga gis ne adversaire bu Ada Fass la pour le moment. non man ci li ma xalaat Bass bu daanoon combat bi bu ñu amoon ndam ñun dama naan ko demal ci Alioune Seye 2 loolu laa Bass bu la fekkoon ñu ñoo daan dama naa Bass demal ci Alioune Seye 2. Ada Fass moo daan foo koy wax mu dem. mais mën na dem ci Alioune Seye 2 ay Alioune Seye 2 ñoo ñëpp mënatuñ ko bañ Ada ñoom ñaar bu la fàtte ni ay champion la ñoom ñaar bul fàtte ni ñoom ñaar Bass bul fàtte ni dafa daan général te général moo gën a kawe Ada Fass kon tey jii Ada Fass bu ñëwee daan Bass te am na droit dem dëkk Alioune Seye 2 Bass Ada Fass la mën na ko boole ku ne. Bass moom fu mu jëm. Bass moom mën na ñun loolu moom duñ ko wax ñun ñooy toogaat defaraat suñu doom waxtaan ak suñu poulain mais bientôt déwén ñu préparer saison déwén bu amaatee combat yàlla may ko ndam waaw ndax lamb ji moom ubbeeku na xam nga mën nañu bëri yaa ngi fi ñëpp a ngi fi ñoom général a ngi fi ñeneen ñaa ngi fi. waaw dama ko waxee noonu rek ñun. général Fass wala bu. général yëpp. wala bu Malika. ñëpp tout le monde Bass am na ay adversaires yi Bass li ma ci Bass moo ëpp adversaire ci lamb ji Bass Coly Faye 2 moo ëpp adversaire ci lamb ji dañ koy ñaanal yàlla lafal ko cat combat bi nag yàlla doon sangatam. ñu gis ni temps yi xale yi ni ñuy def arène bi doy na waar ni ñuy duyee stade bi te ay espoir lañ gis nga combat Coly Faye Ada Fass démb gis nga combat Franc Sokh
ñu gis ni booy dañuy dugg stade bi léegi ba mu fees del est-ce que loolu nekkul menace ci mbër yu mag yi. menace bu rëy la man dama koy wax mbër yu mag yi ñu ngi commencé noyé coolee fi nekk rek ak fugg mais ñoom ñëpp ñu ngi commencé noyé xale bu ci gëm sa bopp nangoo liggéey nangoo déglu sa staff ah li Ada Fass am ak Colifay ak Sokh ak Franc am na ñeneen ñoom Serigne Ndiaye a ngi fi ñeneen a ngi fi ñeneen a ngi fi xam nga ñooñu foog ñu bàyyi leen xel xam nga liggéey nag moo koy maye ak jubóog seen bokk mais lamb ji ma gis xale yi ma gis su leen mag ñi nangoo may sens bii dañuy jël lamb ci. ndax jotul xale yi mag yi may leen sens comme ni ko Franc waxee démb. moom moo yoon mais pourquoi mais ñun dañ doon bëri ay Moustapha Guèye yooyu ñu doon may sens ñoom dañu war a may ku ci wóolu sa bopp da ngay may sens man loolu laa gëm xam nga wàcc nangoo bëreeg booy yi waaye nekk ci kaw rek teg fa na leen booy fekk si par force génn leen lamb ci. Franc koo koy jox. waaw Franc moom ku ko Franc mën naa ko jox guy gi waaw Franc mën nga ko jox guy gi waaw Franc booyu kii bi nu mu tër ci booyu tëngéej bi. doomu daangu. Franc Moussa Ndoye combat la Franc moom mooy tànn sa bu ko neex. démb de ci plateau bi Lac de Guiers 2 la. mais am na ci droit am na ci plein droit. ndax Franc mën naa daan Lac de Guiers. non pour Franc mën na ma daan Lac de Guiers na ko Lac de Guiers jël loolu moom buñ ko jëlee ci la ñuy xam buñ demee ba bés ba ci la ñuy xam ndax Franc mën naa doon mais Lac de Guiers nag du mbër moo xamante ni ñeexu ñebe la nag waaw Lac de Guiers li ñuy wax sàccum dënd tëgg na waaye yomb na may fa nga koy tëgg moo jafe mooy Lac de Guiers ku ko daan nga champion c'est un grand champion waaw man dama bëgg moo tax mu bëggoon rëg-rëg bëri moom ndax biñ fi nekkee ba léegi benn défaite la fi am kon kooku tey nga daan ko champion la il faut que ñu nangu loolu ñu ne man li gars yi wax naan Lac de Guiers day rasu day kii ak yooyu man ànduma ak ñoom de waaw ànduma ak ñoom de ku mën Lac de Guiers dëgg da nga koy jàpp daan man loolu laa gëm ku ko jàppul daan nag naan ay day rasu ak yooyu da ngay sóob ndax c'est un grand champion. Sokh tamit ma nga woon ca plateau ba yow kan nga gis ne instant bi moom ak Sokh combat bu jaadoo la. waaw Sokh moom Sokh mbër mi waay damay fàttali tur waay mi ngi sama xel Lamine dimbale ma. fan la nekk. non xam sama xel mi ngi ci sama xel nii gis naa démb sax ñu affiché ko waaye dimbale ma rek Lamine. Ada Fass. Sokh Ada Fass mën na ne. Ada Fass dugg nañ ñoom moog bés yëpp dugg nañ ci taaxir. Sokh Ada Fass lamb ju jaadu la bu neex la. bu neex la mais Ada Fass yow tamit ñëw déggu ma la man bas mi. est-ce que Sokh du diis ci moom. non lamb amul diis ci yow bu doon diis ci moom rek la kon Eumeu Sène du am Bombardier du bëre ak Modou Lo. dañuy waxante ne loo ca gis. waaw mais loolu du dara loolu du ci dara am na loo xamante ni bu doon lamb diis la rek kon Eumeu Sène du bëre ak Bombardier ba di ko daan xam nga ak Bombardier ni mu toll loolu du ci dara lamb mbër bu demee ba wóolu nit xam nga bu demee ba wóolu nit ne pour bëre. jox leen ko. Ada Fass Modou Dia. combat ngoog kooku combat njërndeem la combat njërndeem a ngi noonu laa la wax barke si Mbacke. Sokh Zarko. si mais Lamine da nga may combat yi yoo xamante ni yow étincelle nga may wax Sokh Zarko loolu beneen affaire la waaw mais promoteurs yi xanaa amuñu xel dañuy nelaw quoi mais Zarko Sokh doo ko jël yóbbu ko déwén mais loolu combat la. loolu combat la même Njoon a ngi xaar. mi ngi xaar. adversaire ku génn rek baax na. moog Sokh. Issa Pouye tamit mi ngi xaar waaw. Njoon Sokh tamit combat la bu fekkee dinañ bëre ay combat la waaw ndax Sokh tamit dafa jege waa Caaroy Géej trop. waaw mais lamb ji la bëgg. Sokh ak Reug Reug daan nañ ko fi dox. bëgg naa ñu xaritoo mais tamit waruñoo xaritoo ci biir géew bi quoi. mën nañoo ndax Sokh ak Reug Reug gën a jege te nañ ko fi. ñun moom Reug moom amul copain amul dara moom bëre day liggéey moom wax na ko ma dégg day liggéey te mbër mu ci def noonu tamit di liggéey waroo xarit. xanaa Reug Reug da laa jox xaru tabaski. non man du ma kenn jox ma xaru tabaski Pape Abdou Fall jox na ma ba ma doyal man na ma dara ndax Pape Abdou Fall Mansour tamit wax dëgg yàlla Mansour daal moom macha allah Mansour daal yàlla na ko yàlla defal cat ak suñu dibiteri bu baax bi borom dibiteri bi. Serif waaw Serif la daal maa ngi wax ne ñëpp dem lakk foofu mais Lamine xam naa njóobeen dañ waxati dara mais Lamine lakk bu mel noonu ba mu juddoo ba tey musuma koo gis Serif ni muy lakk yàpp macha allah Serif moo wax digg yàlla lekk naa yàpp fu ne mais bu mel noonu billaahi barke Serigne Touba Mbacke musuma koo gis. kii tamit nee na jox na la xar Lirou Diane. xanaa aw bëy la may jox kooku daa yor lu mu lekk mais kontaan naa ci yow mon ami. waaw kontaan naa ci yow
di nuyu sama xarit Ama Sène ak Lanjang di nuyu wàlla Gris Bordeaux sama. ngeen la. waaw xam nga Gris Bordeaux mooy jiite association bi mooy président waaw dama xamul ndax Balla day nangu Gris jiite ko ba léegi wala day bàyyi ba combat bi jàll mu jiite ko man loolu la. léegi dina la tàcc ànd. waaw non Gris sama waay la nag. Gris nekk sa waay. non Gris boo gën a nekk sa waay. Gris sama waay la bu dul dara mooy président te Gris temps yi mi ngi ci état dama gis ni mi ngi ci état mi ngi ci entraînement yoo xamante ni Gris non dem ñëw na làmb ji gisuma ko nag wax dëgg yàlla gisuma ko waaw gisuma ko quoi ndax ci contrat la ne te combat bi mu jëm combat bu am importance la di nuyu waale Balla di nuyu sama doom Reug Reug di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm di nuyu sa soxna Lamine ndax koroog dama ñëw sa kër teraanga la ma defal yëkkati ay parfum yow nga yëkkati ay parfum jox ma seen sëy bi di nuyu Jamaïcain seen sëy bi yàlla na comme ni may ñaanale sëyu Reug Reug yàlla na bokk ci sëy yéen tekk ci aras yàlla suturaal leen ba ku ci nekk am ci sa lu kawe sa njot yàlla musal leen ci ndog ak seytaane ak cat réew mi nag yàlla na fi yàlla def jàmm. daw leen gaaw ndax ku yéex ñàkk Siobati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam siège anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyaux ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko. képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siobati votre quincaillerie de référence.